mbokk ak xarit di seen télévision ADI TV donc tey ñu ngi am mbégte di dalal gan bu mag ñëw fii ci Italie gane si ñu ñëwoon am yu mu fi dox donc mu nekk koo xam ne ñu xam ko bu baax ci suñu réew Sénégal jëm ci wàllu politique ñu koy wax Talla Sylla. Talla Sylla mi ngi juddu donc le 21 janvier 1966 à Pikine donc mu nekkoon dirigeant bu xarañ bu ñu xamoon ci mouvement étudiant de Dakar si jamono yi année 88 yi su ma jumlee nekk président fondateur Alliance Jëf Jël ñu fal ko ci assemblée nationale ci 2001 mu nekkoon fa aussi vice-président ci assemblée bi toujours avant muy démissionner le 7 décembre 2001 si guddi 6 octobre 2003 ñu bëggoon faat bakkanam mu nekkoon en fait bu amoon tentative d'assassinat donc bi mu jógee ci loolu mu présenté wu ci élection présidentielle yu 2007 le 25 juillet 2010 la lancé wu mouvement Benno Taxawal Sénégal jóge fa nekk président mouvement Wallu jóge fa nekk maire de Thiès depuis 2014 Talla Sylla monsieur le maire ñu ngi leen nuyu. waaw maa ngi lay fay di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy seetaan di leen wax ne xanaa ci présentation bi liñ ciy war a mën a wax ne xëy na manqué na rek mooy benn ndongo la waaw parce que da nga ni kilifa gu mag te ñun ndongo lañ jàppee suñ bopp di ñaan nag vraiment Sénégal tawfeex bu yaatu am fa ci Afrique am ko ci àdduna bi yëpp. jërëjëf monsieur le maire donc di kilifa bu mag ñu delluwaat ci ndax dañuy baaxoo di wax ne yenn poste yi suñu borom joxe nit kilifa lañ koy mën a wooye donc kon ñu jàppale ba tey kilifa monsieur le maire lan moo doon say tànk tey fii ci Italie. ci sama liggéey laa nekk daanaka bi ma lay wax ndongo léegi sax dama doon ubbi buntu wax li ma fi indi ndax bis bi nga xamante ni suñu borom dogal na may nekk maire bu Thiès muy 24 juillet 2014 écharpe boobu ñu ma takkaloon damaa wax ñëpp ne lii ñu ma takkal du ndomba tànk du médaille du raaya laxasaay la ndax dama fas yéene doon Baay Faalu Thiès ci ñi baat boobu gënal surga Thiès ci ñi boobu gënal ci biir loolu nag fépp foo xam ne yëg naa fa njariñ lu ma war a mën a ñoddi ngir mu ñëw ci ñi nga xam ne ñooy waa Thiès danaa ko def ndax loolu mooy liggéeyu maire boobaak léegi nag liggéey nañu ci li ñuy tuddee plan de développement de la ville ndax xam nga boo bëggee tabax fa nga am plan ñu liggéey ci plan de développement de la ville boo xam ne dañu cee jukkee benn programme d'investissement prioritaire bu am juróom-ñaar fukki projet ak juróom yoo xam ne la koy financé toll na ci juróom-ñaar fukki milliards ak juróom-ñett ak juróom-ñaari téeméeri millions ak ñaar fukki millions ak juróomi millions muy 78 milliards 725 millions. alors loolu ba ñu ko liggéeyee ci liggéeyin boo xam ne dañ cee boole ñëpp dajale ci ñi nga xamante ne ñoo fa nekkal état bi boole ci association yi boole ci communes yi boole ci université. boole ci képp koo xam ne xam-xamam màcc na jëm ci loolu ñu def ko nag ci njiital Chérif Diagne mi nga xam ne moo jiite agence régionale de développement kon su loolu paree li mu laaj nag mooy jóg waajal li ñuy tuddee forum des partenaires mu doon penc mu yaatu moo xam ne ñañ cay dajale day doon ñoo xam ne ñii ci état bi la ñu bokk ngir am yu ñu war a mën a yu jël ci biir programme d'investissement prioritaire boobu seet ci biir privé bi nekk ci biir Sénégal ñan lañ ci war a mën a boole ak seet ci bitim réew ñi nga xam ne déjà ay suñu ay partenaires la ñu woon parce que dañoo nekkoon ay dëkku seex maanaam ay villes jumelées ñu seeti leen waaye it seeti ñoo xam ne ci wàllu koom-koom am nañu yaakaar ci ñoom ngir ñoom itam ñu jóge bitim réew naka fii Italie ngir mën a egsi ba Thiès bokk ci ñi nga xam ne danañu mën a àndandoog ñun song yooyu nga xam ne buñ leen songee nañ leen war a songee ba liggéey leen nañ leen war a liggéeyee dana jariñ Thiès dana jariñ Sénégal te dina war a mën a taxit nag yenn doomu Thiès
ak yenn doomu Sénégal yoo xam ne xëy na bërëb bu ñu yëngatoo jafe woon na leen ñu mën a dellu si ba mën a am loolu ci seen biir dëkk ak seen biir réew. ci jéego yooyu ngeen amoon yéene def ko lan ngeen ci def concrètement. alors fii ci Italie bi ñu fi ñëwee léegi Denis Mincio dafa bokk ci ñenn ñi nga xam ne daa lañ leen dalal Thiès suñu waxtaan nag ci at yi mujj di jëm ci wàllu mbalit d'abord xam nga tey ñun bi ñuy ñëw dañoo fekk Thiès mu am lu ñuy tuddee décharge boo xam ne dañ fay xëpp mbalit décharge boobu ñun xam nañ ni du lu ñu waajaloon nañ ko war a waajale ndax luy menacer environnement bi la luy menacer nappe phréatique bi la luy menacer dëkkandoo yi fa nekk donte sax xëy na dëkkandoo yi ñu ci bëri ñoo ñëw fekk si décharge bi waaye li am ba am mooy décharge bi léegi mi ngi nekk ci diggu ay dëkkuwaay alors loola lu ñu war a saafara la muy point bu njëkk moom ñëw na fa fekke ko moom ak yeneen i partenaire ba ñu waxtaanoon ci loolu nuñ ko war a mën a lijjante defaraat boobu waaye solution bi du yem ci defaraat boobu solution bi mooy taxawal li ñuy tuddee unité de traitement et de valorisation des déchets d'ailleurs bi ñu ñëwee fii lu ci ëpp ci li ñu doon def dem nañ ci bërëb yu bëree bëri dem nañ ci décharge yu bëree bëri yoo xam ne xool nañ leen yenn yoo xam ne ay déchets solides yu jóge ci ay ménages wala yu jóge ci ay industrie mais dem nañu aussi ci ay station yoo xam ne dañ fay traité ay eaux usées moo xam yu jóge ci kër yi moo xam yu jóge ci industrie yi moo xam yu jóge ci mbedd yi alors yooya moom nag moo ci doon suñu njaatigee moom lañ doon àndal ba jot nañoo rencontré quand même ci secteur privé bi fii ñu bëri ñuy yëngatu ci wàllu woowu waaye yemuñu ca loola jot nañu aussi dem ci ñeneen ndax lan xam nga yéen ñëpp yëg ngeen ni depuis le 7 décembre bi inauguré nañu aéroport international Blaise Diagne de Thiès xam nga da ngay dégg ñu naan la Diass ndax foofu la déparé dafa mel ne comme boo daan dégg aéroport Yoff mais ñëpp xam nañu aéroport Dakar la donc ni mu nekkee Diass ne Yoff noonu la nekkee bu Thiès ne Dakar alors ndax lan tey ji diggante aéroport bi ak ville u Thiès 16 kilomètres la mu am autoroute ci diggante bi kon 10 minutes la boo dee dem Mbour 39 kilomètres la boo dee dem Dakar c'est presque 50 kilomètres kon li ñu war ñun mooy waajal Thiès waajal bi ci wàllu dëkkuwaay waajal ko ci wàllu ay hôtel waaye waajal ko aussi ci ay centres commerciaux waajal ko ci anam yépp yi nga xam ne muy éclairage public bien sûr nous préférons éclairage public au solaire mais waajal ko ci wàllu sécurité waajal ko ci wàllu culture waajal ko ci yeneen ak yeneen ba nit ñi nga xam ne ñoo nar di agsi ci aéroport boobu ñu man di saware ñëw Thiès plutôt que di dem feneen pour loola nag il fallait ñu jéem a wër ba trouver ay partenaires yoo xam ne danañu mën a sóoboondoo ak ñun ci yu mel noonu te am na ñu ci dajal fii ñoo xam ne sawar nañu lool ci ñëw ci forum des partenaires bi nga xam ne bu jàmm rek day xew ñu ngi koy waajal fii ak fin avril. xanaa mëbët boobu ngeen am ci créer ay centres commerciaux comme ni ngeen ko waxee créer ay hôtel xanaa loolu moo waral kon slogan bi ngeen di wax fan yi kaay Thiès yaakaar naa xanaa loolu moo ko mëbët. en fait kaay Thiès dafa doon benn concept boo xam ne ñun ba nu toogee ba léegi suñu liggéey yëpp dañ ko ëmb foofu xam nga Thiès dafa nekk Carrefour la ci wàllu yoon Carrefour la ci wàllu diine Carrefour la ci wàllu culture Carrefour la ci wàllu politique ak yeneen boo ñu tàmbaleeg léegi dañu daan def di woo ay ambassadeurs nga xam ne au lieu ñu doon di def effort yu bëri dépenser lu bëri dem ci ay réew dañ daan préférer dem ci ay ambassades maa ngi ko daan ànd ak ndem si yàlla si Khady Bintou Gaye nga xam ne moo daan toppatoo wàllu yooyu yàlla na ko yàlla yërëm ñu daan dem ci ambassades yi ñoom ñuy ñëw Thiès ambassadeur bu ñëw ak équipe am ñu am luñ ko won ci Thiès dañ naan ko kaay Thiès ndax xam nga nit ñi li ñu miin mooy Thiès kaay waaye kaay boobu dëkku Mali la ndax saxaar gi
balaa mu daan mën a àgg Bamako da daan def Thiès ba Kaay ñuy wax Thiès Kaay ndax dëkku raay bi la alors léegi nag ñu wëlbati ko di def Kaay Thiès di woo nit ñi mais xam nga soo woowee nit da nga ko won soo woowee nit da nga ko wax soo woowee nit di nga ko bégal di nga ko defal daal loo xam ne lépp lu jëm si wàllu teraanga waaye it soo ko woowee ginnaaw gis boobu ak yooyu yëpp moom itam c'est pour mu indi c'est pour mu wax la c'est pour mu xamal la c'est pour mu yokk la alors conceptu Kaay Thiès boobu dafa am kon ci wàllu diplomatie mais dafa am aussi ci wàllu culture ak muy caada ci suñu làkk culture mooy caada nit ñi nag aada la ñu gën a miin mais aada mooy coutume ndax yàggul dara organiser nañu festival Kaay Thiès mu war di am léegi chaque année 29 30 ak 31 décembre première édition bi def nañ ko nit ñi di ci sant yàlla bu baax a baax mu war a am aussi Kaay Thiès bi beneen domaine boo xamante ni ci wàllu koom-koom la ak ci wàllu commerce ndax ñi ngi waajal benn foire internationale de Thiès bu ñu tuddee FIT foire internationale de Thiès ci domaine u Kaay Thiès la mais ci côté koom-koom ca biir loola nag ñu bëgg organiser forum des partenaires boobu aussi dañoo woo partenaires yi ne leen kaay leen Thiès ngir bu ñu yegsee Thiès ñu mën a àndandoog ñoom def fa loo xam ne képp kuy sénégalais ak képp kuy ganu Sénégal ak képp kuy ganu Thiès boo fa dikkee di nga fa fekk loo xamante ni dana dal sa xel te dana yombal sa nekkin foofu. tudd nga benn mot boo xamante ne xëy na bëggoon nañ ci ñëw léegi mooy wàllu commerçant yi ndax gis nañ ne fan yii ñu génn amoon na tension coow boo xam ne amoon na foofu ci réew ma si sa dëkk yàgg wàllu commerçant yi maanaam mën nga ci ñu may dara. waaw xam nga lii dafay am loo xamante ni parfois dañ koy tuddee ñàkk waxtaan ak ñàkk déggoo xam nga mbooloo fu mu ne ay yenn saay wuute gis-gis am ca te loola dafa amee ci biir ñi nga xam ne ñoo doon jaay ak jënd ndax dafa am kuréel bu ñuy wax UNACOIS mu ëmb commerçant yi du ay commerçant rek la ëmb mais mu ëmb commerçant yi ñun bi ñuy ñëwee fekk ay foire daan am ña fa nekkoon dañ daan autoriser foire ba ci biir même mairie bi foire dafa daan am commerçant yi nekk UNACOIS ñëw seet si ma ne ma ñun de foire yi ak jamono bi muy amee daf ñuy gêner xam nga man mi nga xam ne yàlla may na ma dund bitim réew lu bari yàlla may na ma it même bi ma fi dëkkatul ma di fi ñëw lu bari xam naa ne sunu mbokk yi ñu ci bari bu foire amutul woon ñoom dootuñu dundal seeni mbokk ndax xam naa ni mu tëddee mais foofu ba ñu waxtaanee loolu mu am daje bu yaatu diggante UNACOIS préfet chambre de commerce ak ki nga xam mooy sama première adjointe di soxna Maymouna Dieng parce que boo jamono boobu néew ma fa woon ñu waxtaan ñoom ba déggu ci ne diggante bu ñu umee koor ba tabaski foire bañ am boobaak léegi ci ñeenti maire yi nekk Thiès man maa mën a wax ni respecté naa ko te ñoom xam nañ ne man maa ko respecté mu am nag ñeneen ñoo xam ne yenn saa yi ñu soxla def foire am ku defoon foire ci jamono bi daaw ren ji mu ñëwoon ci suñu ay service jaar fa mu jaaroon ba ñooñu jox ko sañ-sañu def foire xam nga période bi nekkuñu ci diggante koor ak tabaski alors su fekkee ne ci diggante bi ña nga xam ne ñoo waxtaane woon lële ñoom dem nañu ba gis ne en fait loola arrangé wu leen la war mooy ñëwaat toogaat ci table waxtaan ak ñañu waxtaanaloon ba signé woon dara waaye amuloo sañ-sañ koo xam ne am na autorisation mu war a def foire ba mu des ñaari fan nga ñëw ne maire annuler foire bi man leen du ma ko def ndax moomu leen dëkk bi Talla Sylla moomul dëkk bi commerçant yi moomuñu dëkk bi kay def foire moomul dëkk bi keneen moomu fi dëkk bi waa Thiès yëpp ñoo bokk dëkk bi alors comme ñoo bokk dëkk bi lu ñuy def nag nañ ko teg ci yoon te waruñu aussi bu ñuy waxtaan di wax diw mii di organiser foire dëkkul Thiès ndax nee naa leen kenn ku nekk ci yéen carte d'identité CEDEAO la yor dafa am loo xam ne rafetul ndax sunu ay mbokk ñoo génn suñu waxuma la sax suñu dëkk mais sunum réew dem ci yeneen réew di fa tedd di dundal ay nit fii bu xeetu xalaat boobu suñ ko tàmbalee di yëkkati
du yem fi mu war a yem même bu foire amatul Thiès dana yàq loo xam ne bu ñëpp jëfee ni ñun dana yàq loo xamante ni du baax. yàlla dogal ka nga xam ne moo jiite UNACOIS bokk d'accord ak ñun ci loolu ne moom gor la te xam ne damaa sàmm sama kàddu kon moom mënul dugg ci yenn yi waaye yàlla dogal mu am lu xew ca biir ak ñu ci dugg di ci dugal politique ndax ba nga déggee ñooñu di wax déggoo ñu tudd kiy foire déggoo ñu tudd préfet déggoo ñu tudd keneen taal si la nga doon dégg ñu koy tudd daa am nag lu tax ñu doon ko def waaye suñu borom dogal na bi loola amee ñu yàq foire ba yi la fa jotoon a nekk ba police am ñu ci jot a jàpp ba ñooñu ñu jàllale leen ba ñu nekkoon ci yoonu dem procès nit ñëpp jàpp ci nit ñëpp dox ci ngir li ma war man mooy paix sociale am sama dëkk ngir li ma war mooy bañ a nekk ci ay fayonte ndax rôlu njiit du fayonte ak di wut ay noon kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo doon wax ak ñi ma jege ñu ma koy jottali am na lu ma ci dox am na lu ma ci wax ba bi nga xamante ni yoon jox na leen liberté provisoire am na loo xamante ni ñaan naa ko ka nga xamante ni dañ ko yàqal ba mu am acte yu mu posé ngir rocci plainte bi mu defoon leneen la ca des lañ ko yàqal ak yooyu yëpp dina ñoom espace buñ ko waxtaanee ñoom itam ña defoon loola te ña leen jiite woon réellement waxuma ña ca rax nag ña leen jiite woon woo nañu ma ñu def vidéo ñoo nekk toog ak kilifa yi ay kilifa diine ñu jéggulu ma ni leen njuumte day am waaw nañ fexe daal ba suñu dëkk daal ma xamal leen tamit ne li ma leen yéene du rek ay gérer ay taabal ki cantine développement laa leen yéene te tey ji opportunité ubbeeku na ak aéroport bi ñëw ak autoroute Ila Touba ak autoroute Thiès Thiénaba Tivaouane bi ñuy séntu ak zone économique spéciale bi war a am Thiénaba opportunité ubbeeku na pour que ñu def liggéey yu yaatu ndax bu ñu ñëwee fii am fi ay partenaires yu am solo yoo xamante ne war nañu mën a ñëw jàpp ci yëf yi du tax ñu bàyyi suñu waa dëkk ndax dama bëgg ñu lancer à Thiès li ñuy tuddee emprunt populaire local ngir waa dëkk ba ci boppam ñi doon yëngu ci commerce ak ñi nga xam ne ñi ngi yëngatu ci leen ñi jël seen i dërëm ak seen i tànk dugal ko ci biir ba bu ay bénéfice day am lépp du génn Thiès di dem feneen ci biir cadre boobu aussi ci laa amee xalaat ci ne suñu mbokk yi nga xam ne ñi ngi bitim réew te mën a bokk ci liy financer loolu bu ma sañoon aussi ñu dugal seen loxo ba yañu war a taxawal mu doon loo xam ne ñoom ci seen bopp daañ ci gis seen bopp ba bu ñu ñibbisee mu doon njariñ ci ñoom doon njariñ ci dëkk bi. buñ la déggee bu baax donc ci yéene ba tey bi nga xam ne am nga ko ci si dëkk bi nga xam ne yaa ko jiitee moo waral sa tànk yi fii moo waral aussi ngeen di xalaat ak opportunité yi nga xam te ne am na ak aéroport bi zone industrielle bi ñu war a def foofu Thiès jàppoo ni maanaam mairie am na foo xam ne fa la war a mën a yam c'est-à-dire que gis nañ fi exemple bu yàggul dara commune boo xam ne mairie bu mag la woon amoon na projet pour développer dëkkam la mairie de Dakar waaye dem nañ ba benn moment on a senti un blocage amoon na blocage parce que état bi xëy na d'accord ci woon trop yéen jàpp leen ne genre problème yooyu war ngeen ko mën a am yaakaaruma ko xam nga lu tax man bi ma nekkee maire fekk na lu ko jiitu ma gëstu ci lii ñuy tuddee code général des collectivités locales ndax moo encadré suñu liggéey ndax liggéey dafay lalu ci ay yoon maanaam booy dox da ngay jaar ci yoon donc yoon woowu xam ko day farata ndax sëñ Touba da daan wax ni ku fi bàyyi yoon wi jël ñal wi fa ngay mujje mooy fii fu mu kon xam yoon wi ba mën caa des bañ a dugg ci ñal wi dafay farata te code général des collectivités locales dafa ñu jox ay compétences daf ñu wax ne bu dee commune nga lii nga yor mu wax ko ci article 81 bu dee ville nga mu wax la yi nga yor wax ko ci article 169 ak article 170 alors mais dafa dem ci article 172 ci alinéa bu mujj ba mu ni maire ci dëkkam mooy ki nga xam ne mooy responsable mooy yore lépp loo xam ne mooy jëfe politique bu jëm ci
wàllu koom-koom wala bu jëm ci dundinu doomu aadama yi te gouvernement teg ko. Le maire est responsable de la mise en œuvre dans sa ville de la politique de développement économique et social définie par le gouvernement. xam nga loolu su amee mooy maire mënta xëccoo ak état c'est-à-dire soo buggee xëccoo ak état doo nekk maire ci Sénégal laa wax ci loi nam fa nekkee xam nga loi bi mën na la bañ a neex man am naa yeneen gis-gis ci mairie ak maire ak collectivité locale collectivité rurale nu mu war a tëddee te proposition yooyu yàgg naa leen def yenn yi depuis 98 yenn yi depuis 2005 mais en attendant loolu lii moo fi ne kon su ma jógee xam loolu jóg bëgg a nekk maire damay xam ne su ma nekkee maire man banqaas laa ci biir état su fekkee ne damaa bëgg a doxee neneen noo xam ne day waroo ak li nekk ci charte boobu kon bu ma nekk maire damay jóg dem mëne benn xeex ba téye réew bu ma téye réew fexe ba ñu def yeneeni loi man nag dama naan doxe noonu ñëpp xam nañ ni ba may nekkul maire ñëpp xam nañ loolu li ma bëgg a wax laay wax fi ma ko bëgg a waxee laa koy waxe ni ma ko bëgg a waxee laa koy waxe ndax booba sama wax man lay engagé saa yu ma see laaj ma dem fuñ may dóore ma dem du tee ma dem saa yu ma waree ma sa bokk ci manifestation kenn du ma jiitu te ëpp ma kenn nag saa yu ma waree ma sa dem kaso damay dem kaso te li ma dem kaso yëpp kenn mësul gis fu Talla Sylla demander liberté provisoire kenn mësul gis fu Talla Sylla accepter même que kenn manifester pour mu génn parce que booba ci sama bopp la ma assumer lépp lu may def mais su ma nekkee maire te nekk donc porte-parole waa Thiès kon suñ ma jox kàddu waxuma ci sama turu bopp waxuma ci turu mouvement wala parti bu ma bokk waxuma ci turu sunu waa kër wala sunu waa koñ ci turu waa Thiès laay wax kon awma sañ-sañu yëkkati kàddu bay daaneel di wax loo xam ne bu ma paree waa Thiès dañ may jëppi jour bu ma demee ba la ma bëgg a waxal sama bopp ëppal ma solo njariñu waa Thiès mooy warumaa yore ndomba tànku Thiès loolu lu leer sama bopp la alors kon sur cette base là damaa wax nit ñi ne leen Thiès Senghor moo fa njëkk a nekk maire boobu moo fi ne donte nekkagul woon président bi nga xamante ne moom nekk na président Ousmane Ngom moo fa nekk maire au début ñoom ñoo àndoon dañ daan wax Thiès ne lu fi ne Ousmane Ngom a ko fi def mais bañ a àndatul dara xewatu fa ku ñuy wax Amadou Wage ñëw dégg nga ku ñuy wax Pape Amadou Pape Aline Ndaw ñëw tegu ci ku ñuy wax Moustapha Ndiaye tegu ci ku ñuy wax Idi Seck tegu ci ku ñuy wax Talla Sylla tegu ci alors ci biir loolu Idriss Seck bi nga xamante ni nekk na ci wetu président Abdoulaye Wade d'abord comme ministre d'État directeur de cabinet du président de la République ensuite comme premier ministre mu jariñoo position wu état bi pour def fa yenn yu mu fa def mais ba mu nekkatul ci diggante bu baax ak ñi jiite muy d'abord président Abdoulaye Wade ba ñu àndatul wala président Macky Sall ba ñu àndatul garab jëmbatootul ko Thiès loolu moo lay won ni la ci loi yi ni mu tëddee ci Sénégal bu fekkee ne liggéeyu maire nga bëgg a def faw nga def nii ak état bi man suñu borom dogal na Macky Sall avant muy nekk président Macky Sall avant muy nekk président nga xam Macky Sall la woon maa ngi moom ñoo nekkandoo woon université moo doon sama mag moo féete mag moom ñoom Souleymane Ndéné ak ñeneen yàlla dogal bi moo ñëwee 88 ren ji lay def 87 laa ñëwoon mais fin 87 bi nga xamante ni ñi ngi jëm ci jamono yu tàng yi ren ji lay doon 30 ans jamono boobu suñu borom dogal ma ñëw rek nekk ci kaw coordination des étudiants Dakar nekkoon seen njiit alors mais dañoo am ay relation yu baax amoon ay relation man moom dem si yàlla si Ousmane Masseck Ndiaye dégg nga xam ne vraiment suma xarit la woon ñu koy ñaanal suñu borom yokk yërmande ci moom ñu daan ànd man moom
soxnawu président Macky Sall ak soxnawu Ousmane Masseck Ndiaye dañ daan ànd dañ daan toog di waxtaan di échanger alors loolu yàgg na mais dafa tey bi ñu ñëwee ba lu bëri jaar fi ñu dem ba 2012 entre ñaari tuuru présidentiel bi assises nationales yi nga xam ne bokkoon naa ci ñi ci doon liggéey ngir yoonu Sénégal am neneen nu mu tege ngir ñenn ñi ni ñu bëggee maire yi tëddee ko te ma bokk ci mu tëddee ko ngir yeneen institution yi ne ci Sénégal tëddee noonu ma bokkoon ci ñi liggéey loolu ñu tënk ko ci benn charte ñu tudde ko charte de bonne gouvernance démocratique mu am aussi ay conclusions yu am ci wàllu économie am ci wàllu social am ci wàllu yépp institution gi mais loolu bañ ko liggéeyee ba pare ñu war a dem donc entre les deux tours comité national de pilotage des assises nationales bi ñu dénkoon mu sàmm loolu ne na ñëpp votel le candidat Macky Sall sans condition. nga def lan. ma def conférence de presse le 5 mars 2012 ne leen Macky Sall sama xarit la man leen tey jii su ma doon tànn moom laay tànn digganteem ak ki fi nekkoon candidat mais ma leen su ma dee tànn entre Macky Sall ak askan wi laay tànn te dañoo ne woon nañu génn ci ay waxu na dem a dem ndax ñun ñëpp ñoo bokk d'accord ne bi ñuy def assise nationale dañ ne woon na dem te dañul ñun léegi na deñ ba tax ñu tëgg liggéeyu assise yooyu ngir système bi nga xam moo nekk en vigueur au Sénégal depuis 1960 loola deñ système boobu nga xam dootul diw nga xam dootul affaire bañante ay diw na dem ñu d'accordoon ci loolu mën leen léegi kon amatul def sans condition te comme moom wax na aqulaay taalaam ndax ba ñuy liggéey assise bokku ci woon kon bi mu ñëwee di signer sattu assise dafa ni daf ci bëgg a def ay réserve parce que am na yu mu d'accordul ndax bokkul woon bañ koy waxtaane ce qui est légitime mais président Mbow ne ko fii moom kenn du fi signer di bind réserve da ngay signer wala nga bañ a signer mu signer parce que jamono boobu bokkoon si Benno rompre isolement dafa gënoon utile pour moom que leneen mu def ko mais kon ñun bu ñu xamee loolu balaa ñuy jóg di dem ne nañ ko voteel deuxième tour la ñu war a njëkk a gëstu mooy ci réserve yooyu est-ce que ñun ñooy jóg bàyyi fekki ko wala moom la ñuy weñ loxoom ndax bëgg na falu mu fekk si ñu xam nga ba ma jógee di wax loolu le 5 mars 2012 lu ñu ma wax tëjal sa làmmiñ Wade moom mënuñoo am ku ko yées Idi Seck mi jóg def sorti ne dañuy voter Macky Sall sans condition boo demee YouTube da nga ko gis keneen noonu mais man le lendemain président Macky Sall fa mu doon defee meeting ca Guédiawaye dafa ni Talla Sylla sama rakk la sama xarit la ku xereñ la na ñëw ñu ànd liggéey est-ce que damaa dem. léegi lu est-ce que non dama ne ci loolu laa jëm dama ne est-ce que dem naa. déedéet. maanaam booba la dem yomb. booba dem dafa yomb. te ñëpp dem nag ba mu des ñi newoon ci pouvoir bi ñëpp man mi nga xam ne maa ni la maa am relation yooyu ak moom maa ni demuma ngir lan ngir li ma wax ci askan wi loolu laay sàmm. alors j'ai préféré me retirer après bien que moom laa votel parce que alternance laa bëggoon alors ba ñu génn ci loolu ma bind ko lu gàtt ba pare siiwal ko ma ne ko je vous invite may ma wax ko ci tubaab parce que noonu laa ko bindee je vous invite à vous méfier des politiciens carriéristes et autres affairistes véreux. Ils sont prompts aujourd'hui à vous passer la bague au doigt en attendant la corde au cou. Parce que boobu xam na nit ñi doon précipité wu naan ko sans condition xam naa lu leen tax a jóg mooy nguuru ñooñu Sénégal bu leen taxoon a jóg danañu jël bu doon ñetti fan juróomi fan boobu résultat définitif yi ba ñuy wax loolu résultat maanaam définitif premier tour génnagul kon précipitation bu amee rek y'a problème parce que ñooñu ñëpp la leen intéressé woon mooy nguuru waaye ñooñu ba ñu ñemee di nguuru ak moom bañ demee ab diir am na ñoo xam ne 1 an sax bu mat xaaruñu ko ñu génn mais kon ça veut dire quoi ça veut dire que est-ce que ñoom amoon nañu sañ-sañ ne dañuy jóg jàppale ko sans condition ça veut dire quoi ça veut dire que ces gens là ñu ci bëri ay mer gembu la ñu yaa ngi dégg man nag newuma ci loolu
alors kon su fekkee ne man nekk naa ci Sénégal ba benn jamono ma estimé que entre dem di jege ji président Macky Sall pour di wut poste ministre ak jege ji sama askan mi nga xam moom laa mas a xeexal ba ma amee fukki at ak ñeent ba tey te kenn mësumaa jël à défaut amul nguur bu fi mas a nekk te jàkkaarloo wu ak yow ba ci bu Macky Sall ma dem jege sama askan ba nekk maire dinañ revenir ci loolu parce que beneen épisode la mais bi ma nekkee maire di liggéey loolu ma gis ne il faut ma lënkaloo ak état bi pour nekk vrai maire indil Thiès xéewal yi ñu soxla maa ngi ko doon def bi ma demee nag ba gis ne ka ma àndaloon ñu defoon alliance ba mu jaaxle nga xam ne dañ ko njëkk a def maire mu dénkaane ñu defaat ko maire mu dénkaane alors ba dem ba ki mu mujj a dénk yàq lu bëri ci Thiès ci wàllu suuf ci wàllu yeneen yi xeeti njublang ba ñu bëri mere ko ba ñu bëri aussi tudde ko maire fantôme parce que maire boo xam ne kenn du dem si dëj ba daje ak yow bu dul veillu élection kenn du dem ci benn événement waa Thiès ba daje fa ak yow léegi nit ñi mere ko ci loolu mu xam ne nar na doy waar mu woote coalition ñu taxawal ànd defar Thiès mu am fukki organisation ak juróom waa PDS ci lañ bokkoon waa ànd jëf ci lañ bokkoon waa bokk gis-gis ci lañ bokkoon ñeneen ci lañ bokkoon ak ay association waa UNACOIS yi ci lañ bokkoon dégg nga ODCAV sax dañ cee bokkoon ak ñeneen alors xam nga lu mel noonu su amee ñu jóg fu ñu dem man lay fësal pour def benn message subliminal ci bopp nit ñi ne suñu gañee kii mooy nekk maire. waaw parce que wax nañ ne ñoo kooku nga waxoon ne moo falu di dénkaane maire bi yow moo la fal. wax nañ non ci loolu laa lay wax ni dama ne la su ma doon fal. day mën a fal boppam. ah moom fal woon na ba noppi. dafa fal ba noppi dénkaane non dama la ni xam nga moom dafa nekkoon ci wetu président Wade. ba mu nekkul ci wetu président Wade mi ngi woon Thiès est-ce que falu woon na xam nga faluwul woon bi mu nekkee ci wetu président Wade lu mu njëkk a def tëj lu Mbaye Diouf xam nga yaa ngi ko dégg muy défendre Khalifa Sall te les arguments yi muy génne moom quand il était au pouvoir li mu njëkk a def mooy tëj lu Mbaye Diouf pensant que Mbaye Diouf poids bi mu amoon ci Thiès su ko tëjul Mbaye Diouf du gagné localu 2002 mu tëj ko et ba muy génnee ji Mbaye Diouf mooy bi mu nee ba xam ne c'est-à-dire kii mënatu ko gêner ci dara ba mu jàpp ne mënatu ko gêner ci dara xam nga jamono boobu su defee noonu utiliser donc le pouvoir maintenant malgré loolu yàlla mooy joxe alors moom mu nekk maire en 2002 en fait mu am le titre de maire parce qu'il n'a jamais été maire alors loolu bi mu amee man ma ko doon xëccool xam nga ci 2002 boobu ñu demaat 2009 ñoo ko doon xëccoo mu gagné ngir lu tax mu gagné 2009 encore parce que ci diggante bi dafa am lu fi jaar am na lu mu jotee ak président Wade lu bokkul dara nag ak chantier de Thiès man xam naa loolu moom xam na loolu président Wade xam na loolu ñeneen xam nañu loolu mais erreur boo xam ne de mon point de vue ay conseillers wu président Wade def nañ ko ngir dañ ko waroon a xelal ne ak lu mu manti jotee ak Idrissa mu yeggale chantier de Thiès su ko yeggale woon ñëpp dinañ xam ne moom la mais le fait que yeggalewu ko dafa tax waa Thiès dafa am nu mel dañoo am trait de caractère am tempérament ñu jàpp ne kon Idrissa mi daa bëggoon a liggéeyal Thiès kee ne ko doo ko fi defee looloo waral bataille yi am après yëpp muy 2007 muy 2009 Wade pensait qu'il avait affaire à Idrissa Seck alors qu'il avait affaire au Thiessois donc c'est pas en réalité Idrissa Seck qui gagnait mais waa Thiès ñoo doon xeex ak président ba fa ne di ko gagné yaa ngi may dégg parce que mënuloo xeex ak Thiès di ko gagné ci loo xam mooy arbitré. mais lu tax man bi ma defee analyse boobu. non bi ma demee ba comprendre loolu. puisque nekkoon naa candidat 2002 nekk candidat 2009 quand j'ai fait l'analyse après le recul ci laa teg sama stratégie te pourtant bu mënoon wut lu yomb 2014 bu mënoon wut lu yomb te bu ma ko wéerul woon ci fi ma ko war a wéer mais kon APR lay àndal ndax 2009 APR man ak ñoom ñoo àndoon mais booba ñoom amaguñu récépissé
ci diggante bi ñu jël pouvoir ke di leen noonoo kon kay li gënoon yenu maana su fekkoon ne rek damay seet kattan ak i moyen te 2009 ñoom man maa fa nekkoon seen tête de liste bi ñu àndee mais kon bii ñoom ñu nekk au pouvoir yore les moyens yore tout mooy ma ñëw ànd ak ñoom nekk seen tête de liste d'autant plus que ils avaient un problème de leadership ci biir Thiès mais defuma loolu j'ai fait le choix dem toog ak Idriss Seck à 3 jours de la clôture du dépôt des listes ma jógee États-Unis c'est un choix que j'ai fait alors képp ku la wax ne xam na lu ma wax ak Idriss Seck day wax lu ko neex puisque amul ku ko fekk kenn ku dul yàlla man moom yàlla moment boobu man xam naa ci ban situation la nekk mais moment boobu xam naa ni lii su ma ko defee ak ndimbalu yàlla lii mooy am ba ñu waxtaanee maa ngi moom ba déggoo kuy kilifa ci Thiès seeti naa la ne la donte da ngaa joteeg diw dama bëgg nga jàpp ne suñu gañee man maay nekk maire kon bu ma sañoon doo yëkkati kàddu boo xam ne daf ñuy yàqal loolu dama ko dox ba ci ay ancien ministre dama leen seeti ba ci ay industriel dama leen seeti loolu dama ko liggéey leneen li ci des mooy muy ci wàllu koom-koom maa ko dox li ëpp ci la doy doxal campagne maa ko lijjanti loolu li may wax ni ñi may déglu xam nañ li may wax bu dee ci wàllu stratégie ak ci wàllu organisation ak ci wàllu animation ña fa nekkoon xam nañ ne man maa fa nekkoon ak yenn alliés yoo xam ne dañ leen a ginnaawaloon ma fexe ba boolewaat leen ci yëf yi alors kon su demee noonu ñu dem ba ñu gañe am na ay vidéo yoo xamante ni boo demee ci YouTube mën nga ko gis yu moom ci boppam wax ne lii du victoire u réew mi victoire u coalition bi la muy ànd defar Thiès et c'était la vérité donc su lu mel noonu amee moom si boppam il s'est permis de s'absenter pendant plus d'1 mois fekk ñuy waajal mise en place yu exécutif yi mu ne ma recevoiral ñëpp ku nekk nga laaj ko lu mu bëgg lu tax loolu c'est parce que maa fa ne alors ci biir loolu bu ñu demee ba ñëpp ku ne wax li nga bëgg mu ñëw gis tableau bi gis ne poste bu nekk bëri na candidat Thiès Est Thiès Ouest Thiès Nord ak yeneen poste yëpp ay adjoint au maire et cetera candidat yu bëri mais benn rek moo amoon benn candidat muy mairie ville moo xam ne y a une légitimité quand il a vu qu'il y avait là une légitimité mu dugal politique am ku mu wax ci biiram ne ko bu ñuy def primaire da ngay présenter wu ville te kooku il ne voulait être que maire de l'Est il n'était même pas candidat pour être adjoint au maire de la ville mu wax ko bi ma xamee loolu ma xam ne war dugg na mais samay kilifa dañ ma jàngaloon ne koo mën a àndal noo mën a def ba jot ci def ko te boo ko jotee nga téye ko kon du ma gedd ma doxal li ma war a doxal yu bëri xew ci biir buggumaa dugg ci détails yi ba yàlla dogal ma nekk maire bi ma nekkee maire damaa wax ni ci kanamu ñëpp ne je serai au service exclusif du peuple man leen njublang dafay jeex wuruj dafay jeex man leen sàcc dafay jeex keroog jour boobu laa ko wax alors ne leen nag xëy na am na ay mbokk xëy na am na ay xarit xëy na am na parti ak coalition yoo xam ne ñoom laa àndal mais nañoo xam ne du ma jël maire bi teg ko seen loxo alors xam nga loolu jaar na fi ci diggante bi maintenant nag suñu demee ba benn jamono Idrissa gis ne ñi ngi di commencé def ay résultats waa Thiès ñoom ci seen bopp commencé nañu wax ne ñi ngi doog a am maire xam nga loolu du sama wax parce que du ma waxee noonu waa Thiès commencé wax ñi ngi doog a am maire fii raa ngi dugg ñu commencé dugal ay galgal mu am lu bëri lu xew ba moom ci boppam moo njëkk a jóg di ma attaqué le 19 juin 2016 mais bi nga xamante ni loola tàmbali na man ci sama wàllu bopp dama ni teg pendant 1 an et demi mu di ma saaga lu te kenn dégguma mais suñu demee nag ba dal ci kaw Thiès moom damay taxaw. kon buñ la déggee daal donc kon falu la moom yaa fal sa bopp. non yàllaa ma fal. yàllaa la fal. d'accord. kenn du fal boppam. dëgg la alors donc si buñ la dégloo bu baax li nga wax sànq si projet yi nga xam ne am nga ko donc pour Thiès bëgg suñu borom dimbali la ba nga mën a réussir mébét bi nga xam ne am nga ko. loolu moo waral nga dem annoncé ne
doo nekk candidat en 2019 wala xarit gi nga xaritoog président Macky Sall moo tax nga ne léegi doo nekk candidat. non du loolu dafa am ay xew-xew yu fa am yu bëri xam nga wax naa la ni dafa tàmbali di nu galgal man le temps que mi ngi ma doon attaqué ma bàyyi mu jàll ndax kilifa moo ma ne woon ñaar mooy sa galaaj bul tooñ bul fayu bi mu dalee ci kaw dëkk bi di bloqué dëkk bi naka ngay mën a nekkee kilifa di wax say nit bu leen voté budget dëkk bi yow bokk na sax ci ñoo xam ne sa parti lañ bokk bañ nee yaa yore maire bi mosoo leen jox liggéey man maa leen jox liggéey ñeenti weer ak nii ñu ci bëri fayeekuwuñu ndax lan ngir di bloqué ay budget alors xam nga lu mel noonu su amee ba ñu yegg ca moom dafa xamul en fait bu xamoon sax du dugg ci loolu ndax comme mosul exercer fonction maire dafa def ne mën na bloqué mën na tardel na nag mais mënul bloqué puisque am na foo xam bu ñu fa yeggee muy le 31 mars loi bi dafa wax ni c'est le représentant de l'État mooy régler le budget rendre ko exécutoire donc day am mais tardel nañu te tardel na ay nit ci biir loolu nag j'ai dit en tant que premier magistrat de la ville su ñu demee ba mu toll fii man ambition bi ma amal sama bopp ci wàllu présenté wu pour di wax ci élection yi ni ma ko bëggee ak lan lay proposé waa Thiès ak waa Sénégal dinaa ko teggandi divergence yi nga xam ne président bi ci boppam xam na point yi ma d'accordul ak moom man je sais que ku nit mën a waxal la parce que dinaay wax ak moom je préfère ma toog ak moom wax ak moom ci divergence yooyu plutôt que di seetaan ku mel ne Idrissa Seck di nekk président Sénégal yàlla nag mooy wax kan moo koy doon mais ci wàllu sabablu maanaam dinaa def li aju ci man na ma ko daan defee avant Sénégal lu ma mës a d'accord ñëpp xam nañ dama ko mës a wax te dama ci daan wét man ragalu ma wéetaay ndax xam nga man damay taalibe Sëñ Tuubaa te Sëñ Tuubaa dafa ni boo nekkee ci dëgg mu ni bu ci ragale wéet te bu ragal wéet ba wéttali koo tappale xam nga loolu laa mës a def tey jii bi ma sentiré que ni certains Sénégalais yoo xam ne mere nañ Macky Sall bien entendu ñoo xam ne peut-être xamuñu fan la ñuy reporter seen yëf ñu commencé comme ñoom xamuñu kan mooy Idriss Seck di ko xalaat moom laa ne li ma war en tant que ku ko xam ak en tant que ku xam ne yow dëkk bi la defal lu ne mëneel la sa combat yépp bu dee moom nga fas yéene galgal ak wéq kon yow bu ñu la dénkee Sénégal gi nga xam ne ñi ëpp xamuloo leen te sequñoo ak yow dara li nga leen di def bu ko xam alors te loolu c'est ma conviction profonde donc j'ai fait le choix de dire que élection présidentielle 2019 je vais soutenir Macky Sall xam nga man nee naa xoolal dama ni xam nga avant dañ doon wax ne moom laa àndal man leen man lu may def midi laa koy def ku ma xam-xam ne du ma def en cachette parce que je suis un homme libre quand je combattais le régime de Diouf je l'ai fait au grand jour quand je combattais le régime de Wade je l'ai fait au grand jour quand j'ai combatté le régime de Macky Sall je l'ai fait au grand jour mais comme li Maoïs daan wax il y a la contradiction principale et il y a la contradiction secondaire aujourd'hui ma contradiction avec Macky Sall je la considère comme secondaire et ma contradiction avec Idriss Seck comme principale dans la mesure où wóor na ma ni pour veiller sur les intérêts de Thiès et pour protéger le Sénégal il ne faut pas que Idriss Seck devienne président. Talla Sylla kon 2019 président Macky Sall la fas yéene àndal pour contrer Idriss Seck. ce qui n'a rien à voir ce qui n'a rien à voir. Talla Sylla oui ko mës a xam ce qui n'a rien à voir vraiment. xam ko ci bañkat comme ni nga ko waxee léegi nii. dëgg la est-ce que jàpp nga ne fi mu toll nii maanaam réewum Sénégal. ci ni muy doxee maanaam yow gis sa gis-gis ci doxin wu réewum Sénégal ndax loolu la ñuy dund fi mu toll nii. dama ni la xam nga rek ci bañ googu ngay wax ci bañ googu laa ne dama laa wax ni dañoo tolloon ci jamono boo xam dañ ne génn nañ ci ay na dem xam nga ñu dugalaat ñu ci na dem bàyyi na deñ bi te man na deñ bi sax non seulement moo ma gënal na dem mais dafa am sax lu ma gënal na deñ mooy na gën alors donc pour na gën boobu dañuy def débat sur les vraies préoccupations mooy lekk naan solu dëkk wéreg wérle njàng kiiraay justice mu doon des débats de fond yoo xam ne yenn yi assises yi abordé woon nañ leen ba trouver ci ay teg ay xalaat mais mu am yeneen yoo xam ne des na war nañ ci continuer xalaat loola laa ni man lépp loo xamante ni mën naa ko ci wàllu conseil ak encadrement def ko ak le candidat Macky Sall dinaa ko def ngir lan ngir dama war a protéger le Sénégal ci benn menace bu ma seen muy ñëw
xam nga États-Unis Trump moo fa nekk tey ñu bëri di ko jooytu jour biñ koy investir y a eu 2 millions de femmes yu wàcc ci tali bi di manifester parce que ñooñu jàppoon nañ ni mënul falu ñooñu bu ñu jàppoon ne y avait un risque réel que Trump falu kon noonu ñu mobiliser woon noonu lañ doon mobiliser wu pendant la campagne pour lui barrer la route aujourd'hui gis ngeen li xew ci diggante Israël ak Palestine mu yëngalaat loo xamante ni nit ñaa ngi woon ci yoonu di ko defar ak yeneen yu yëngu feneen ak feneen les Américains sont libres en tant que peuple dans le cadre de leur démocratie d'élire ku leen neex donc man dugguma ci loolu mais ce que je veux dire je fais un parallélisme xam bu ma xam man ki ma amal affaire te bëgguma Sénégal am ak moom affaire moo waral ci bañ googu ma nekkoon ci laa gën a nekk tey ji et maa ngi lay wax ne comme yàllaay teg nag te yàllaay fal jour bu ko yàlla falee je serai son premier opposant waaw maanaam yow suñu ko jàngatee comme ni ñu ko waxee sànq da nga fas yéene ànd ak le président Macky Sall en 2019 ndax lan contre Idrissa Seck parce que jàpp nga ne xëy na gënut ci Sénégal mais est-ce que li askan wi di ñaxtu di jooy si mettit gi am Sénégal maanaam yow dafa mel ni kon yow da nga ko dundul. xam nga damaa tënk. xam nga mënumaa jóg bëgg soutenir benn candidat. ba pare di joxe arme yu ñu koy daaneele. yenuwul maanaam. loolu moo tax ma ni la président bi xam na ni j'ai des divergences profondes. sur des questions essentielles ak moom mais dama ni la bañkat bi ñu xamee woon Talla Sylla. Talla Sylla ñëpp bañkat la ñu xamoon. maanaam Talla Sylla ñëpp jàppoon nañ ne lépp lu dul yoon du ci ànd. est-ce que ñooñu dañ ma mas a voter non dama lay wax rek. non may ma rek dama lay wax. ñooñu bañ googu. waaw nga xam ne moom laa mas a def. depuis 1980. j'avais 14 ans. boobaak léegi du 48 ans. 47 ans. est-ce que dañ ma mais yow yaa def choix. non dama lay laaj rek est-ce que dama ne non déglu ma rek dama lay wax man je connais mon peuple loolu laa lay wax. c'est-à-dire que le fait que ma daan wax loolu. ak di ko defee noonu. dafa daan tee bu ma demee élection donte nit ñi dañ may seetaan. ah waay jàmbaar la waay. yaa may dégg mais bu voté jotee lu ñu def. ñan la ñuy voté du ñeneen la ñuy voté. xam nga jàngat naa loolu. xam nga waa Thiès ñii ma lay wax. xam nga waa Thiès lu ne def naa ko pour ñoom bi ma nekkee maire rek tey. au détriment de ma santé au détriment de ma famille au détriment de mes amis au détriment de ñëpp ñoo xam ne dama naa ànd ak ñoom nga xam ne tey jii yendalu ma fanaanalu ma lu ñu ne maa ngi ci ak ñoom biñ demee élection est-ce que dafa tax ñu votel ma est-ce que yaa ngi dégg su fekkoon ne bi ñuy génn législative bon vous me direz il s'est passé beaucoup de choses ci élection yi mais su fekkoon ne bi ñuy génn législative yi la nga xam ne moom moo dëppoo ak suñu liggéey moo amoon ci élection yooyu kon xëy na ci beneen situation la ñu nekk mais su fekkee ne da nga jóg tey yow ñi ngay wax ne ñoom ñoo waroon mën a jóg di reconnaître mbañ googu ma nekkoon mais ñooñu am na taxawaay boo xam ne waroon nañ ko defuñu ko mais man j'ai fait l'analyse lucide et réaliste de la situation du Sénégal ma estimé ne dans le contexte actuel la nga xam ne man ci jàpp naa ni ci wàllu doxalin ci wàllu tëralin neexuma ci Sénégal te loolu laa la njëkk a wax dama la fa ma ko war a waxee ci diggante fii ak élection danaa ko fa waxee lépp loo xam ne mën naa ko influencer ci président de la République pour que yenn doxalin yi mu demee neneen noo xamante ni dina gën a dëppoo ak li ma gëm dinaa ko def mais du ma taxaw ci diggante fii ak ma koy jàppale di wax ci public li nga xam moom laa d'accordul ci doxalin bi tout le monde sait que j'ai toujours assumé mes positions tout le monde sait que taxaw naa présidence de la République ci biir cadre cérémonie officielle du dialogue national li ma njëkk a wax président de la République et loolu boo demee ci vidéo yi da nga ko gisaat dama ne ko ba ma jógee États-Unis damaa def woy ne la yónni maanaam doy na yoon wii nga jël du dem après ma ne la lii mooy dem. président Macky Sall. devant tout le monde donc man lu ma wax dama koy assumer. yaa ngi dégg ma wax ko li ma yaakaar ne mooy dem mu am yum ci def ak yum ci deful ma ne la kon tey jii li ma yaakaar ne ku koy def du dem fu ma amee occasion wax ak moom dinaa ko wax ni lii baaxul mais moom mooy président man du ma président faluñu ma moom la ñu fal moom mi ñu fal mooy mëne politique am ginnaaw buñ ko conseillé ba pare ni mu ko déggee comme ni ma koy defee maire Thiès man ndax am na ñu may conseillé yenn saa ñu ne ma defal nangam te du ma ko def. mais nangu nga ni soo ànd ak moom suñ ko sanctionné dana la sanctionné. mais amul je l'assume. baax na parce que man maa choisir. mu am ñaari gaal yuy dem. ma choisir ne bii laay dugg. dugguma ci bii.
donc buy suux damay suuxandoog moom. baax na léegi ñu jàll ci beneen kii maanaam benn actualité au niveau du Sénégal. jëm ci wàllu. procès Khalifa Sall. li tax ñu ciy ñëw mooy sa naataango maire la. lan la yéen seen association des maires du Sénégal te sa xarit la. association des maires du Sénégal ban taxawaay. ngeen ci def non loolu affaire association des maires moom bu ma ko laaj. xam nga maanaam yéen maire parce que doo ma ko laaj. non may ma rek moo ko xoolal association des maires man je suis maire. dafa am loo xam ne ci association bi. ñëpp xam nañ ne man ànduma ci. muy maanaam. xam nga bi ñuy fal kii président bi. man maa taxaw ci kanamu ñëpp ne ànduma ci. et j'ai interpellé ki nekk président association bi di Aliou Sall ne ko wuruloo nekk candidat. lu tax parce que mënuñu nekk dans une république Macky Sall nekk le président de la république centralisé moom rakkam di nekk le président de la république décentralisé man lu ma la wax dama koy assumer. yaa ngi may dégg. xam nga nit ñi fal nañu moom la ñu fal. ok loolu taxul ma bañ ci ne. mais ci doxalin tey yaa ngi may wax waxu solidarité. ci biir solidarité man association bi yabal nañ ma Paris. mission. ma dem mission Paris. COP 21 ma feebar fa. ñu hospitalisé ma de fait 4 mois à l'hôpital association bi seet si wuñ ma binduñu ma damay wax solidarité léegi soo may laaj si affaire Khalifa Sall mën naa la si tontu sans association. léegi man laaj la kon. yow li nga xam ne moom lañ ko reproché moo jëm ci wàllu caisse d'avance. est-ce que yow sa mairie Thiès am na caisse d'avance. dama lay wax d'abord xam nga on est dans un contexte boo xam ne am na procès buy déroulé wu. yaa ngi dégg. procès mënul déroulé wu. ñuy wax man may jóg di wax ci biir loolu. ñëpp dégg nañu ma ni Khalifa Sall sama collègue la bien sûr ñëpp xam nañ ko. mais sama xarit la. ñëpp dégg nañu ne ma ni depuis avril lu ma man ci wàllu médiation ci dossier boobu def naa ko. yàlla xam na ko. association internationale des maires francophones xam nañu ne maa ngi doon dox ci loolu. yaa ngi dégg métropolis bi nga xam ne Denis Coderre bi nekkoon ba récemment maire Montréal moo ko doon jiite xam nañu ne maa doon dox loolu. et j'ai dit publiquement que mënuma jóg nekk ci posture médiation ci benn dossier ba pare jóg di taxaw ci média di wax li ma xalaat ci contenu dossier bi. xam nga loolu yéenul maanaam non ñun li ñu laaj mooy. waaw caisse d'avance am ngeen ko wala amu leen ko. non xam nga yaa ngi may waxloo ci dossier bi xam nga tey jii soo buggee xam lan moo am ci mairie doxalin dama ne la code général des collectivités locales mooy organiser nan la mairie di doxe mais xam nga laajuloo ma lu ne ci mairie nu muy doxee da nga maa laaj précisément. loo xam ne ça a un lien loolu mooy def actualité. fi mu toll nii ñi ñuy seetaan mais man doxuma ci actualité. waaw ñun nit ñi seetaan xam nga yéen. dañu bëgg a xam da ngeen di tas xabaar. yéen da ngeen di tas xabaar yenn saa yi da ngeen di animé yaa ngi dégg di wax say actualité man du ma wax ndax actualité damay wax si li ma jàpp ne moo gën ci Sénégal tey bu ma sañoon Khalifa Sall dañ koy bàyyi et ça je l'ai dit ni ma yaakaare nag noonu laa ca mënoon a doxee man du woon taxaw ci mbedd mi di saaga fii wala di dóor fii ni ma yaakaaroon noonu laa ca mën a doxee moo doon compte tenu des relations que j'ai avec ñaari camp yëpp que j'ai avec ñëpp la ma ca mën a dox ma dox ko ci wàllu yoon ba nag mënuma caa intervenir il est clair que su fekkoon ne le juge amoon na soxla ci sama témoignage dana ma woo da cee amul soxla puisque ni maire di doxee moo ma ko gën a xam parce que le juge xam na exactement lan moo nekk dans le code général des collectivités locales moo tax kenn woowuma comme témoin vous avez vu que gars yi def nañu ay liste témoin ni défense nii ñeneen ñi kenn woowuma si parce que jàppuñu ne la may am xalaat ca loola am na solo par rapport ak manifestation de la vérité mais dans tous les cas je souhaite que le procès yegg ci sérénité que le droit soit dit et que ak lu manti xew que ñu delloo si waat xel yi ak xol yi que lépp loo xam maintenant à l'avenir mën nañ ko def pour gën a tëggaat texte yi ba benn ambiguïté du am benn coow du am ñu mën ko def parce que xam nga ni li xew Sénégal ni am na façon yoo xam mënul xew feneen puisque nañu tëralee texte yi la looloo taxoon ñu defoon assise nationale. bu ñu ñëwaatee si beneen pàcc mbokkeeg xarit yi donc ak suñu gan gi monsieur Talla Sylla le maire de la ville de Thiès ñu laaj ko moom mi nga xam ne comme ni nga ko waxee sànq bëri nga li ngay voyagé donc di fekki suñu mbokku immigré yi comme ñun
ñu loon la laaj naka nga gisee seen dundin ci bitim réew ak tey maanaam bu fekkoon am nga ndogal ci réew mi lan ngeen mën a yaakaar ne buñ ko defee dinañ mën a améliorer donc seen condition de vie. waaw li may njëkk a wax d'abord ñi Sénégalais yi nekk bitim réew mooy góor ñi mën leen waaw góor jigéen ñi mën leen waaw kumba ndax dëkk na ak ñoom nekk na ak ñoom saa ba saa may dem ak a dikk alors ci biir dem ak a dikk boobu xam naa ci la ñuy dund alors ci biir loolu ñuy dund xam naa ne ñi ngi def ay effort yu rëy rëy ngir mën a toppatoo seen bopp ngir mën a toppatoo seeni njaboot ya nga xam ne ñoom la ñu bàyyi ca Sénégal alors loolu xam naa ko alors léegi nag ci biir loolu dama leen di wax ne avenir bi du fii avenir bi nekkul France pour les Sénégalais avenir bi nekkul États-Unis pour les Sénégalais avenir bi nekkul ci beneen réew budul suñ bos budul suñu yos muy Sénégal ak pays africains yi alors comme foofu la avenir bi nekk ma bëgg ñi nga xamante ni ñoom ñoo nekk di yeewoo tey ci bitim réew kenn ku ne xam ne dafaa neemee dëkku fa Sénégal la dëkk donte neewu fa alors ñu jéem a xalaat alal jooju nga xam ne at mu jot dañuy fexe ba di ko jaarale yenn yi ci ay circuit officiel mu fay dugg ngir toppatoo njaboot ya ak yenn yi nga xam ne day jaar ci circuit informel mu fay dugg ngir toppatoo njaboot yi ak leneen ñu fexe ba dugal loolu ci benn yoon bu formel organiser ko parce que loolu dina mën a doon lu ñu dimbale aussi ñi nga xam ne ñoo fiy jóge ñi nekk nag ci wàllu état ñoom am na disposition yoo xam ne war nañ ko jël pour dalal xelu nit ñi ndax soo gisee ñu bëri du ñu xalaata dem dañuy ragal donc ki ragal da ngay dalal xelam boobu nag mi ngi wéeru ci bu dee ci wàllu dëkkuwaay am na lu ca war a jëm bu dee ci wàllu liggéey am na lu ca war a jëm ñooñu nga xam ne suñu borom dogal na ñu am xam-xam bu ñu tëggee jëlee feneen ñenn ñi am expérience bu ñu jëlee feneen au moins am expérience wu gis lu baax gis ne fii lañ fay doxal lu baax la nii la ñuy liggéeyee nii la ñuy sàmmonte ak yoon mais loola ñun soxla nañ ko puisque nous voulons changer les mentalités et ma conviction profonde est que lu bëri ci luy changer Sénégal ci Sénégal de l'extérieur lay jóge je le dis depuis 2006. Est-ce que yéen au niveau seen commune de Thiès est-ce que maanaam teg ngeen ay structures yoo xam ne tey par exemple ku jógoon tey ñëw ne léegi boo day pare naa immigration damay ñibbisi est-ce que yéen maanaam créé ngeen ay structures yoo xam ne dañ leen mën a accompagner bu ñuy jël exemple par exemple zone bi nga xam ne moom la ñu nekk muy côté Veneto bi. bu ñuy jëm ci taarix tuuti histoire tuuti dañuy gis ne ñoom bu njëkk dañoo immigré woon ba ñu ñibbisee. ñi si bëri ba ñu ñibbisee boobu ñu nekk ay propriétaires terriens leen ko jox mooy gouvernement bi dafa ne lu waay mën a bay na dagg bay. te suñu réew ñu ngi gis ne ñu ngi waxi autosuffisance en riz. autosuffisance alimentaire ñu ngi koy faral di wax. est-ce que yéen maanaam teg ngeen loo xam ne tey ku newoon tey damaa bëgg a ñëw maanaam pour bay ci. surtout zone de Thiès boobu fa zone baykat la aussi. est-ce que tey maanaam tey doon ngeen leen yombalal loo xam ne tey ku bëggoon nañu investir dina mën a investir. alors xam nga dafa am ñaari aspect xam nga dafa am aspect boo xam ne ci état laaju am aspect boo xam ne mën na aju ci collectivité locale. ci biir cadre boobu ñun képp koo xamante ni doomu Thiès nga lanu war mooy su fekkee ne ci wàllu suuf dafa am barab boo xamante ne da nga ko soxla pour dëkk wala barab boo xamante ne da nga ko soxla pour liggéey am na lu ñu ca war suñu diggante ak yow. alors boo seetloo nee naa la Thiès dafa bëri woon njublaŋ ci wàllu suuf bokk na ci li ma doon jotee waa ji ndax bugguñu ko ci wax te dama ciy wax nag ndax dama bëgg mu jaar ci yoon boobaak léegi dama leen maanaam benn mètre carré du dem te teguwul ci yoon alors loola am na luñ ca mën a def ñun en tant que collectivité locale mu jëm ci ñoom beneen bi ci des xam nga rôle collectivité locale du vraiment joxe liggéey rôle collectivité locale dalal la ak accompagner maintenant
par rapport ak ñun plan de développement bi ñu liggéey nee naa la tey damay woo suñu doom yi nekk bitim réew ñu war a ñëw au lieu ñuy dem wuti ñeneen ñoo xamante ne ñooy doxal loolu ñoom ñu ñëw ak seen expérience ak seen kàttan seen man-man ñu ñëw pour ànd ak ñun doxal loolu lu mën a nekk la ce sera pas suffisant mais comme ni ma la ko waxee man mi sama bopp bokkoon naa ci ñi nekkoon bitim réew te damaa ñibbi di sóob sama loxo ci mbir yi muy jafe di metti mënoo ko def nag pour mu yomb tamit parce que même fii nit ñi niñ fi nekkee yombul alors de ce point de vue là jàpp naa ne am na lu yoo xam ne wàllu état la am naa ci ay idées mais loolu comme wàllu état la te paaka kenn du ko jiitu ci mbaram je préfère xalaat ya ma ca am ginnaaw yi nga xam ne jotoon naa leen joxe ci at yu weesu ma partagé ko ak candidat bi nga xam ne fas yéene naa ko jàppale ci liñ jëm wax ko ne ko man de jàpp naa ni ci sunu diggante ak Sénégalais yi nekk bitim réew lii moo nu war leneen la ca des nag lépp loo xamante ne en tant que collectivité locale mën naa ko bu soobee yàlla dinaa ànd ak ñi ma nekkandool ci mairie bi def ko ngir képp kuy ñëw ci Thiès te jóge bitim réew ñu mën laa dalal ci jàmm. jërëjëf monsieur le maire xanaa balaa ñu lay bàyyi ñu gis ne yow taalibe Sëñ Tuubaa nga ne ko ñëpp xamee lan moo waral loolu mooy nekk suñu laaj bu mujj tàggatoo lu waral saa yoo dem Touba di dox. xam nga bu ma koy def day am ñoo xam ne mënoon nañ maa bàyyi ma dox sama dox rek te ñu bañ cee dugg ndax ñoom ñu ngi dugg seen oto te waxuma ci du dëgg xam nga suñu mbokk chrétiens yi dañuy dox dem Popenguine te kenn waxu ci. alors xam nga wolof dafa am baat bu muy wax boo xam ne du saaga du lu péjoratif tamit mooy sob xam nga sob mooy dugg ci lu sa yoon newul xam nga dañuy wax ne kenn ku ci nekk da ngaa war a ràññee li nga moom yow dong li nga bokk ak nit ñi ak li sa yoon newul da ngay gis ku ñëw ne ma waaw ak oto yi fi ne yàlla sàkki oto nga bàyyi ko fi dégg nga di dox man leen xam nga Serigne Touba bi mu demee ca bureau Ndar ba moom rek newu foon fekk na fa 83 pourtant moom rek moo dem Gabon kon ni 83 yi def ba demuñu Gabon xam nga option la woon mais dafa bàyyi option boobu ne dafay jaayante moom ndax la mu fa doon wuti ba tax bindkat bi ne may ñëw wax ak ñay wutal sëriñ bi mu kem te ñàkk koo waral ba mu yenn woon yéen bay dem na Gabon ci ngor ba delsi ak i ndam dellu gànnaar ba delsiwaat indi ngërëm xam nga tey ji ñëpp a ngi jóg di màggali Touba ka siyaare Bamba du dëgg te looloo ko waral parce que dafa choisiroon voie bu metti te ñëpp xam nañ ni màggalul jour ba muy ñibbisee ci tukki bi mi ngi màggal jour ba muy dem ca coono ya benn ñaareel bi sëñ Touba ci boppam ne soo ma defalee li nga man ma fay la loo mënul soo ma defalee loo mënul ma fay la lu la jomb mais damaa bëgg lu ma jomb moo tax may def lu ma mënul je préfère di dox di dem ànd ak ñi may àndal ak keneen koo xam ne bëgg nga ànd ak man ak keneen ku am yëg-yëg bi bu ma sañoon dina yaatu lool bu màggal ñëwatee dégg nga ñu jóg di dem dox di dem Touba ñi ko man ñëpp moo gën dugg ci njëmbat yi ba nit ñi daan yéeg ci saxaar yi di lang ci saxaar yi mais dox dem Touba moo ko gën bu fekkee ne da ngay dox dem Touba xam nga ku xamul day defee ne lu mënul ne la buñ ko defee juróom-ñetti yoon kay c'est que mën naa ne surtout que ci biir juróom-ñetti yoon yi ñetti yoon yëpp bu ma koy def day fekk ma feebar te teewul ma def ko kon loolu ci ngëm la tege loolu nañu fàttaliku ne mag ñi daan ànd ak sëñ bi dañ daan dox ci lu bëri dañ ko daan def di dox te moom ci boppam ba muy bind asiru dafa wax ne ñii dey tubaab yi booba lay wax ñi ngi defee ne ñi ngi ma jël di ma yóbbu kaso fekk maa ngi ànd ak gaa ñu baax ñi ma suñu borom yebal di dox jëm ca yàlla xam nga loolu su fekkee ne am na dafay jox dox beneen dimension te xam nga boo demee tubaab dafa naan la marche mooy dox xam nga mais luy dox tamit dafa naan la ça marche comme wolof tamit ni mu lay waxee dox noonu lay wax ni luy marché aussi mooy luy dox c'est-à-dire c'est la marche qui marche dox mooy dox man j'ai choisi dox ngir Serigne Touba j'ai choisi dox ngir lu baax te lépp lu ma gëm ne su ma doxee ngir nit ñi man maa dégg ma def ko dinaa ko def bu 99% nag waa Sénégal àndul ci dox bi du tee bu ma waree dox bi ma dox ko nañ ma bàyyi ma dox ngir Serigne Touba ngir yàlla. jërëjëf waaw monsieur le maire lan mooy sa kàddu gu mujj bu nga xam te ni moom nga ñuy baaxee. di ñaanal Sénégal jàmm ju yaatu
jàmm ju yaatu ñu bëri lu tax ñu may réere ba tax na souvent bu ma waxee wéet ci ñu naan waaw ñaw ak nangam ak i nangam dañoo xamul li ma bëgg nit ñi dañoo defee ne ñoom li ñu bëgg laa bëgg te yàlla moo dogal man dara laa wutul man pour sama bopp xam nga wolof day wax ne am na yaru am na yeeru c'est-à-dire ñu bëri dañuy yaruwuñu damaa mas a ñëw ci kilifa ñu dajee ci dëj ñuy waxtaan bi yaatu lool keroog laa ko mas a gis ba muy jeex ñuy dem mu ne ma loo bëgg ma ñaanal la ma ni ko bu ma ñaanal alal après ma ne ko bu ma ñaanal loolu ñuy tuddee nguur ma ne ko bu ma ñaanal sax wér-gu-yaram ma ne ko bu ma ñaanal sax gudd fan ndax yooyu yëpp bu ci nekk am na lu ma ci gëm ñaanal ma waa Sénégal am jàmm yàlla na jàmm ji yaatu Sénégal yokk ba yëg ko. mbokkee xarit yi doon seen télévision ADI TV donc tey ñu ngi amoon gan monsieur Talla Sylla bi nga xam te ne moom mooy maire ville bu Thiès donc ñu seqoon ak moom waxtaan bi ñu leen jox dig daje benn yoon si benn émission entretien.